taxawaay bi nga xamante ni Touba ci kanam am na ko rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bitim réew seen taxawaay bi nga xamante ni taxawaay bu am solo la ci Touba ci kanam organisation bi ca bitim réew ak liggéey bi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bitim réew ñu ngi koy liggéey ci Touba ci kanam. macha allah mbokk mi ñu ngi lay jaajëfal ci sa question bu am solo yi d'abord man maa ngi tudd Mbaye Tène nekkee réew mu ñuy wax Gambie bokk ci diaspora bi di adjoint coordonnateur général bu Touba ca kanam Gambie en même temps nekk président sous commission programme ak discipline de la diaspora en même temps ma nekk membre sous commission communication jiite section bi nga xam ne moo féete ci wàllu les orateurs ma nekk aussi premier vice-président commission discipline bu Touba ca kanam nekk membre commission communication bu Touba ca kanam d'abord ñu ngi ziar sunu président muy Mamadou Moustapha Mbaye waaye nekk aussi président sous commission programme bu Touba ca kanam nooru dare nii yëpp bokk ak mbokk yi nekk ci diaspora bi ci yeneen commission yi d'abord fi may commencer mooy li may dolli rek ci li Serigne Modou doon wax jëmee ko ci objectifu exposition bi njëkk mooy dafa nekk retrouvaille parce que bu fekkee am nañu 65 pays yu nekk bitim réew ànd ak waa Sénégal les 45 départements ñuy déggante ci ay groupe mosuñu gisante dina am solo ñu créer benn lieu boo xam ne fa la ñuy daje pour mën a saafonte loolu dafay dugg ci axe bi nga xam ne moo jëm ci wàllu communication daje googu ñuy def waxtaan xamante massification dafay dal di dugg ndax dañuy échanger kenn ku ne dafa am méthode booy liggéeyee ci région bi nga nekk wala réew mi nga nekk échange boobu ku nekk am na loo mën a jàng ci sa morom nga xam ne expérience yi dañ koy échanger ci jotaay bi bi ki toppaat mooy ginnaaw bu ñu xamante ba noppi mooy ñetteel bi mooy collecte de fonds dafay am kon mu mel ni ñett yooyu Touba ca kanam def na ci ay xalaat yu am solo te gis nañ ci ay résultats première exposition bi njëkk a am mi ngi nekkoon 2019 ci Masalikul Jinaan ñu defoon ko ci place de la nation boobu ñun ñii ñoo nekkoon ci coordination bi ànd ko ak Alpha Amadou Thiam ak bokk ñu ko seqaloon ñu réussir boobu vraiment te mën nañu wax ne ci 3 ou 4 jours ci lañ ko def am ci résultat boo xam ne mosul am ci côté relationnel bi mais ci côté financière bi ba tey ci côté communication bi am fa ay plateau show yu am solo ñu nekkoon nañ ko tollanti ci màggalu 2019 ñu defaat ko fii moom it ñu amaat ci résultat bu kawe njort troisième QC bi muy quartier général bi muy exposition bi ñu def ko màggalu 2021 muy 2020 du moins 2020 numéro 4 bi ñu def ko ci journée soxnay Touba ca kanam bi amoon Dakar 6 moom tam ñu am ci lu kawe sunu njort bii nag nekk 5e numéro bi ci wàllu exposition mais nekk 3e numéro pour màggalu Touba donc mu nekkoon lu am solo ndax Touba ca kanam dafa am li ñuy wax comité directeur am bureau exécutif am les responsables moraux muy kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk Touba ca kanam muy sëñ Abibou Mbacké ak sëriñ Abdou Lahat moom sëñ Abibou mais ñu nekk ci roon sëñ Mountakha ginnaaw loolu mu am li ñuy wax les 14 commissions yoo xam ne benn bu ci nekk dafa am benn liggéey bu ñu ko dénk mu war ko taawu ci objectif bi Touba ca kanam am muy am 2 millions de mourides weeru dee ñu am 2 milliards at mi ñu am 12 milliards mooy kenn ku nekk di joxe 1000 francs par mois loolu nag ku ne xam na ne projet bu mag la ñu séddale ko ci 14 commissions am li ñuy wax commission administrative moom structuration wu mbooloo mi moom moo ko amee loolu dañ koy xamle ci exposition bi
ngir ñiy dégg liggéey bi jàpp ne Touba ca kanam boromi pas-pas rek ñoo fi daje di dox waaye doxuñu ci xam-xam ñu gis ne Touba ca kanam lu ñu nos la. loolu commission administrative moo koy présenté muy fukki commission yi ak ñeent am nañ commission administrative am nañ bureau inspection et vérification am nañ les commissaires aux comptes am nañ commission des finances am nañ commission organisation am nañ commission réalisation am nañ commission scientifique et culturelle am nañ commission discipline et programme am nañ commission étude et contrôle am nañ commission relations extérieures am nañ commission réalisation muy commission yu bari ba ci commission environnement am nañ ko mu toll ci fukki commission ak ñett ak commission bi ñuy wax commission relations extérieures muy fukki commission ak ñeent. léegi nag ngir ma ñëw ci loolu day wan visiteurs yi bu nu ñëwee daanu xam Touba ci kanam nan la tënkoo nan la nosoo ci biir réew mi ak bitim réew. ñu installé li ñuy wax ay coordonnateurs régionaux région bu nekk am na coordonnateur yu fa nekk même wàcc nañ sax ba ci suuf ay coordonnateurs départementaux loolu yëpp di wane système organisationnel bi am ci biir Touba ca kanam ci biir réew mi. mais ngir ñu ñëw ci bitim réew bi nga xam ne fa la féete ñu am benn commission bu ñuy wax commission des relations des extérieurs commission boobu nag dafa am nu mu tënkoo. mooy xam nañ ne diaspora bi ñun dañ ko tënk ci ñeenti xaaj muy continent bu Afrique ñu am fa lu tolloog 29 pays continent bu Europe ñu am fa lu tolloog 22 pays continent bu Asie ñu am fa lu tolloog 7 pays continent bu Amérique ñu am fa lu tolloog 7 pays mu dem ci 65 pays ñu séddale ko ci ñeenti continent yi continent Afrique continent Asie ak Océanique ak continent bu Europe ak continent bu États-Unis continent bu nekk ñu tànn benn responsable mu nekk coordonnateur continental bu continent boobu benn. deuxièmement bi ñu ne bi loolu jàllee continent bi dafa am ay réew yu fa nekk ñu tànn ci réew mu nekk benn coordonnateur général ci biir réew ma loolu dañu am kon 65 pays la ñu am 65 coordonnateurs léegi. ci biir coordonnateurs yooyu ci réew yi ñoom it ñu sàkkaat ay coordonnateurs nationaux régionaux ci seen biir réew yi ñu nekk wutaat ay collecteurs nga xam day am bureau coordination am bureau collecteurs yi waaye amaat bureau comité directeur boo xam ne moom mooy nekk instance suprême bu réew mi nga xam ne ci la ñu nekk fa la coordonnateurs yi daje fa la ñuy waxtaanee la ñuy proposé foofu la ñu koy génnee. lu ñuy tënk comme décision nationale foofu la ñu koy tënkee ci biir loolu nag mu amaat beneen organisation bu amaat ci biir diaspora bi mooy wax naa la ne am nañu coordonnateurs nationaux départementaux yi am na régionaux yi am na mais au niveau de la diaspora am nañ coordonnateurs continentaux waaye amaat tam coordonnateur yu nekk ci biir réew yi waaye amaat ay collecteurs beneen organisation bi desaat mooy wax naa ne la Touba ca kanam am na 14 commissions. relation extérieure jàngat ci 14 commission yooyu yan ñoo nécessaire ci jàppale ko ci liggéey bi mu war a def au niveau de la diaspora ngir jegeele comité directeur ak Touba ak diaspora bi ci lépp lu ñuy soxla ci bitim réew ndax wax naa la réalisation lu mel ni lu jëm ci ay matériel logistique yépp li ci ëpp bitim réew lay jógee kon war nañu créer benn relation wala benn partenariat boo xam ne entre diaspora bi ak Sénégal muy Touba ca kanam war na am lu leen lien ba ñu mën a liggéey mi war a liggéey ci biir loolu nag ci la waa commission relations extérieures ñu ngi ziar de passage Serigne Cheikhouna Lo bu Ngaabu moom mooy président actuel bi premier vice président Serigne Abou Bousso deuxième vice président di Serigne Mohamed Seck mais avant loolu ma def benn rappel historique ñi njëkk a jiite relations extérieures mooy Serigne Abdou Lahad Lo tàmbali woon di jëf liggéey bu am solo moom ak bokk yi mu ko àndaloon Serigne Abou Bousso ak Serigne Mohamed Seck après ñu créé relation extérieure teg coordination diaspora bi mu jàllee Serigne Abou Bousso moo ko jiite def ci liggéey bu am solo lu toll ci ñaari at
jàpp ñetti at daaw ci 2020 bi ñu def benn coordination de la diaspora 13 personnes ñoo ko jiite woon ñu leen di ziar de passage di leen jaajëfal ku mel ni sëñ Lat Abibou sëñ Moussa Mbacké Italie sëriñ Baye Fall Faye bu Espagne Baye Sëriñ Gueye bu Italie sëñ Abdourahmane Diop Italie soxna Alimatu Doucouré nekk Marseille ci France waaye ak sëriñ Malick Dieng bu Espagne soxna sëriñ Masey Ndiir bu États-Unis d'Amérique ak sëriñ Soy bu Seck bu Amérique sëriñ Moudata Seck bu Guinée-Bissau sëriñ Ablaat Amar bu Cap-Vert ak sëriñ Pape Ciss bu Gabon mu nekkoon fukki jàmbaar ak ñett yoo xam ne ñoom ñoo seqoon liggéey bu am solo boobu di coordination bi def ci liggéey bu am solo mais 2021 bi nag ñu defaat ko lii di commission relations extérieures lan lañ njëkk a def mooy waxtaan ci benn système boo xam ne au lieu que muy nekk Serigne Abo Bousso wala Serigne Mbayten mais système la ñu bëgg a teg boo xam ne comme ni ñu waxee ne nit ñi dañuy dem mais institution yi dafay resté am na benn président sax bu nekkoon États-Unis ku ñuy wax Barack Obama bi ñuy wax Afrique dafa soxla un homme fort mu ne non Afrique n'a pas besoin un homme fort mais Afrique a besoin une institution forte donc kon dafa mel ni li ñu soxla ci Touba ci kanam mooy teg kuréel gu dëgër gu leer gu nos koo xam ne ba ilaa yow mi di nii mën nañ di joyanti di yokk mais base yi koy composé moom du changé ci loolu la ñu xalaat nag ne war nañu am 8 sous-commission pour le moment yoo xam ne dafa nécessaire pour que diaspora bi mën a am système bu ko taawu coordonné 4 continents yi 65 pays dox digganteem ak Touba ci kanam ba liggéey yi ñu bëgg ñu mën ko def lan la ñu njëkk a teg mooy première sous-commission bi njëkk a teg mooy sous-commission programme et discipline xam nga ne liggéey benn mënul dox te amuloo programme benn liggéey mënul jaar ci yoon te discipline lalu ko ñu teg sous-commission programme ak discipline mu gérer lépp luy programme mu diaspora bi deuxième sous-commission bi ñu teg sous-commission des finances xam ngeen ne koppar mënul ñàkk ñu koy dajale biñ ko tegee am ñu ko war a jiite troisième bi ñu teg sous-commission communication Touba ci kanam fu mu yegg communication moo ko fa yóbbu quatrième commission bi ñu teg sous-commission massification boobu tam nekk sous-commission bu am solo yi ma la wax bu dee lu mel ni programme ak discipline ku ñuy wax Mbayten moo ko jiite ànd ci ak soxna Maguette Ngiraan bu fekkee lii di finance la Serigne Alassane Mbaye bu États-Unis moo ko jiite ànd ci ak Serigne Ablaye Cissé bu Italie bu dee massification Serigne Moudat Seck bu Cap-Vert moo ko jiite ànd ci ak Serigne Khadim Badiane bu France di Paris bu fekkee dañu ñëw ci sous-commission scientifique et culturelle ñu jëtal Serigne Mayib Ndiaye bu Italie ànd ak imam Ablaye Ndiaye bu France bu ñëwee ci sous-commission bi nga xam ne moo jëm ci wàllu lii di suivi ak évaluation Serigne Alioune Dia bu Italie moo ko jiite ànd ci ak Serigne Ablaat Amar bu Cap-Vert bu ñëwee ci sous-commission sociale kan moo ko jiite soxna Rama Diouf bu États-Unis kan moo topp ci moom soxna Fat Thiam bu France bu ñu ñëwee ci lu jëm ci sous-commission bi nga xam ne moo jëm ci wàllu wi nga xam ne moo jëm ci sunu bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci continent yi bu dee États-Unis d'Amérique soxna Dikkal Thiaw Badiane moo ko jiite bu dee continent bu Europe Baye Serigne Gueye moo ko jiite bu dee continent bu Asie Serigne Amady Wade moo ko jiite bu dee continent bu Afrique Serigne Khadim Thian moom moo ko jiite kon mu mel ni teg nañu ay support ay kuréel yoo xam ne ñoo war a taw diaspora bi ci lépp loo xam ne dañ koy soxla ci bitim réew loolu nag moo ñu may ñu tënk liggéey boobu ba liggéey ci liggéey bu mat sëkk ba tey sous-commission communication de la diaspora Serigne Modou Diouf moo ko jiite nekk Italie ànd ak soxna Maguette Ngiraan nekk Cap-Vert loolu nag moo ñu may tey bi ñu soxlaa def lu mel ni communication soxla massification soxla social soxla scientifique et culturel soxla lii di suivi ak évaluation soxla programme ak discipline bi ñu doon boolee ñu nos benn programme ci la ñu programmé waajtaayu màggal Touba ba tënk suñu programme jokkoo ak waa sous-commission communication am nañu benn partenariat ak yenn organe de presse ñoo ñu permettre tey ñuy def direct lépp lu fiy bàyyi ko mais waa massification objectif wu exposition bi dañ ciy dellusiwaat mooy xamle liggéey bi ci communication waaye massifier nit ñi ngir ñu dugg ci waaye ñu mën a am koppar ñetti sous-commission yooyu nag di finance massification ak communication
ñoom ñoo liggéey intercommission ci seen biir ba am benn budget bu ñu trouvé am benn plan communication bu ñu teg ak benn plan massification ba am permettre ñu tey chaque jour les coordonnateurs nationaux et internationaux dinañ am ak ñoom 3 ba 4 plateaux yoo xam ne daañu ci communiquer massifier ngir liggéey bi li ñu ci bëgg mooy ñu atteindre suñu objectif am 2 millions de murit weer wu dee ku nekk joxe 1000 francs weer bi ñu am 2 milliards at mi ñu am 24 milliards ngir ñu mën a liggéey Touba ba mel ni Makka ak Madina. kon ci tënk rek au-delà de liggéey bu am solo bi nga xamante yéen a ngi koy liggéey ci diaspora bi tey yéen nga xamante ni yéen a nekk ci Touba ci kanam ci diaspora bi tey li nga xamante ni mooy seen contribution ak taxawaay bu am solo bi ngeen di amal ci màggal bi mooy fësal ak communiquer li nga xamante ni moom mooy taxawaay Touba ci kanam. effectivement ñaar yooyu mooy toujours arme Touba ci kanam mooy xamle ko moo ko indi fi mu toll leeral liggéey bu ñëpp xam li ñu koy doxee mooy tax nit ñi am ci confiance bàkk Touba ci kanam mooy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam ñaar yooyu nag bu amee xamle gi ak massifier lan lay jur mooy nit ñooñu dañuy contribuer kon financièrement day daal di ñëw kon objectif bu exposition bi mooy xamal nit ñi liggéey bi ba ñu xam ko buñ ko xamee daañu ci tab bi buñ ci tabbee mën di joxe seen i 1000 francs ngir ñu mën a réaliser sunu ay projets yi nga xam ne moom la ñu war a def fii ci Touba ku baax yi